ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen programme Walf TV ñu ñëw ci pàcc wolof bi lu jëm ci wàllum actualité soxal mbirum mine bi rawatina or bi ñu nar ko waxtaane ak sunu gan gi tey invité de la mi-journée du docteur Ousmane Cissé mu jiite société des mines du Sénégal SOMISEN SA nekk ab ingénieur géologue de formation docteur en droit minier ñu koy dalal ci plateau l'invité de la mi-journée ci Walf TV docteur Ousmane Cissé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax am Khoudoss di rafetlu tamit teewaay bi. docteur Ousmane Cissé ñu ngi lay tabb nga jiite direction générale de la société des mines du Sénégal SOMISEN SA mi nga xam ne njiitum réew bi Macky Sall moo ko créé 2 ans après lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne daj nga ci. xam nga société des mines du Sénégal SOMISEN dañ koy taxawal. saytu li nga xam ne mooy moomeelu réew mi jëmale ko li nga xam ne mooy meññeent ci biir suuf te ngeen tudde ko ci ressource minérale loolu dafa nekk lu am solo moo taxoon président Macky Sall créé société bi dénk nu ko ñu ciy liggéey boobaak léegi nag noo ngi doxal fexe ba société bi am bërëb am màkkaan am nit ñoo xam ne noo fay nekk di liggéey ba léegi noo ngi jublu ci li nga xam ni moom la ñuy xool mu leen tuddee planification stratégique maanaam benn liggéey la boo xam ne suñ ko defee ba pare dinañ xam fa lan nekk ci jamono ji ñu toll nii ak fa lan jëm ci fànn yu ne am na ñetti fànn yoo xam ni bëgg naa ko ci génne. fànn bu jiitu bi mooy xam nga ni moomil réew mi dafa nekk ci wàllu suuf dañ kaa nekk ci mat fukki société ak juróom yoo xam ni nguuru Sénégal am na ci wàll. loolu dañuy jéem a saytu xool loolu nan la tëddee ak nu mu toll ak valeur ba bu ko defee noonu suñuy am lu ñu ciy doole ñu xam nan la ko cay doolee ak nan la koy defee. ñaareel ba mooy li nga xam ni mooy li nga xam ni société yaa ngi koy def muy société minière yi fi nekk ci Sénégal. di gëstu di xool suuf si def ay recherche noo ngi def lu ñu tuddee ñu koy saytu xool lépp loo xam ni xool nañ ko ci suuf si muy waa recherche. ñu def tënk ko ci benn këyit xam ni ñoom fi lañ toll ba ëllëg ci biir nguuru Sénégal su fekkee am na yéene ba taxawaay nii da cee soxla na lañ ciy duggee loolu beneen fànn la beneen fànn bi mooy li nga xam ne ci àdduna bi xam ne mu ngi dox am na léegi sooy xool lu bëri électricité la batterie ay yu mel ni téléphone yeeg yu mel ni ay oto yi dafa nekk loo xam ne moom moo xew ci jamono te li ëpp ci loolu lu koy doxal mooy am na ay xeetu minéraux yoo xam ni ñoo ngi ci suuf ñun amoon yaakaar ni liggéey bi nga xam ne noo ngi koy def te di ci ànd ak ministère de l'économie et du plan mooy ñu xool Sénégal lu mel ni côté Bakel jëm Mauritanie ak yenn gox yi nan lañuy gëstoo ba génn fa li nga xam ne ay xeetu minéraux yooyu la pour Sénégal ëllëg mën a positionné wu ci fànn woowu. donc noo ngi liggéey te am na yaakaar bu baax a baax ni plan bi nga xam ne mën na tuddee plan stratégique suñ ko taxawalee dina mën a may ñu def li nga xam ne moom la ñu yaakaar ci ñun moom la ñuy séntu ci ñun mooy fexe ba li nga xam ne mooy moomeelu réew mi mooy moomeelu askan bi nan koy ñoŋalee nan lañ koy sakkanale ba lépp loo xam ne nguur gi am na ko yaakaar ci def ko ci développement Sénégal mën caa taxaw. ci plan stratégie boobu nga xam ne ci ngeen nekk ginnaaw li ngeen soxal mooy fexe ba askan wi gi ci seen bopp ñuy dégg ñu ci bëri ŋàññi itam yenn contrat yi est-ce que loolu bokk na ci itam ci seen xalaat xëy na peut-être ñu koy saytuwaat xoolaat ko. waaw xam nga SOMISEN nekkul. moomeelu nu ko ci wàllu nu ñu organiser réewum Sénégal nguur gi moomeelu nu ko moom muy renégocier ay contrat loolu su demee ba nar a am loolu yëfi ministère des mines lay doon ak yeneen ministère yi mu ko àndal waaye li ci am solo mooy nun lépp loo xam ni bokk na ci wàllu négociation contrat ci jamono yi nga xam ni créé nañu SOMISEN ba léegi ñoo ngi nu cay boole. négocier contrat xam nga li jiitu woon ci loolu sax xam nga ni 2012 waxoon naa la ni le président Macky Sall saytu woon na xool lan moo nekk ci contrat minier yi ban ko xoolee gis ni am na alal ju bëri yoo xam ni nguur gaa ngi koy jël di koy jàppale sociétés yi maanaam ci wàllu lu ñu tuddee exonération ñu waroon fay impôt waroon fay douane mu tolloon ci ñeenti téeméeri milliards ci sunu xaalis. Kédougou la ko waxoon waaye ba léegi. waaw loolu ban ko defee ba saytu ko dañoo xool ni ñu waroon mën a soppi li ñu war a njëkk a soppi mooy ni ñu tuddee code minier. xam nga code bi nga xam ne 2003 la fi nekkoon ba 2016 changé nañ ko loolu benn fànn la ñaareelu fànn bi mooy
li nga xam ne mooy société bi nga xam ne moom la ñu yoree parce que état bi bëgg na gën a taxaw gën a xool gën a aar li nga xam ne mooy moomeelu askan bi moo tax ñu créé société bi loolu bokk na ci changement yi am di jëm nag ci ay négociation contrat ba renégocier contrat loolu dafa naa ni noo ngi ci waxtaan la goo xam ne war a am ci diggante nguur gi ak société yi te ni ma gisee ministère des mines mu koy liggéeyee ak seen relation ak société yi ak waxtaan bi nga xam ne am nañ ko muy cadre bi nga xam ne ci leen waxtaanee suba ak ngoon ci jafe-jafe yi am ci wàllu mine ci wàllu secteur bi loolu gaw ma ni dina mën a nekk loo xam ne nguur day xëy rek di koy def waaye dina nekk loo xam ne lu mën a waxtaane la ci saa su ne waxtu wu ne parce que diggante nguur gi ak société yi amul benn lëndëm ba benn gàllankoor gi war a mën a tax bu soppeeku waree am mu jëmale ci wàllu code bi ba ci wàllu convention mën kaa waxtaanee. léegi lu tax publier wuñu kon contrat yëpp parce que newoon nañu ci coppite boobu dinañu impliquer collectivité yi waaye it dinañu fexe ba contrat yi ñu koy publier kenn ku ne xam li ci ne. non contrat yi publier nañ ko xanaa kay ma ngi ci site gouvernement bi boo xoolee site gouvernement du Sénégal di ko fekk. contrat am na yu fa nekk contrat minier yi fa nekk. boo xoolee site UTE am na contrat yu fa nekk. li ci des am na yoo xam ne itam jàpp nañ ne waxuñu ko askan wi. déedéet yëpp lañ wax askan wi sax c'est-à-dire que dafa am loo xam ne il faut nañu mën kaa ràññee mooy convention yi dafa am ñaari xeetu convention. am na convention pour rechercher am convention pour exploiter. convention yi nga xam ne pour exploiter la fii ci réewum Sénégal lépp 15 sociétés la. soo xoolee lépp mu ngi ci site UTE. convention de recherche nag moom boo jëlee benn doy na parce que yëpp benn la ndax convention de recherche dañ kaa standardisé benn la amul changement li ñuy def rek mooy nga dindi turu Khoudoss def turu Ousmane. dégg nga jarul ngoon ngay jël ab site web di koy duy convention yooyu yëpp benn la mais boo liree benn rek beneen benn la parce que amul changement ci diggante bi ndax recherche la dafa boobu benn cadre la boo xam ne harmonisé standardisé tur yi rek ngay changé jeex na donc mais convention yëpp ma ngi ci site web gouvernement bi convention d'exploitation yi nga xam lépp loo xam ne muy or la muy phosphate la muy zircon la ak même sax ci wàllu pétrole bi lépp loo xam ne noo ngi koy def comme convention ba contrat boo demee ci site web di nga ko fekk. d'accord tey bu ñu dee sukkandiku ci rapport bi nga xam ne ministère bi génnee na ko ndax mën nañu xam li nga xam ne moom la ñuy produire ci wàllum or fii ci Sénégal. waaw soo xoolee production or fi mu ne ci Sénégal soo koy xamee mu ngi toll ci 16-17 tonnes d'or ah moom mooy li nga xam ni moom lañ fi exploité ci région de Kédougou Tambacounda. mais da nga ciy dolli li nga xam ni boo xoolee ci wàllu gëstu nañ ko mooy ñi nga xam moo leen tuddee ay orpailleurs maanaam ñi nga xam ni dañuy gas ci gasum cosaan pour génne or ñooña suñ koy xayma noo koy xayma ci 4 tonnes soo jëlee loolu nga boole ko ak li nga xam ne moom mooy exploitation bi nga xam ni mooy industriel ñoom Sabodala def na Mako ak ñeneen ak ñeneen soo leen boole dina toll ci 20 tonnes ba 20 tonnes ak benn or fii ci Sénégal loolu alal ju bëri la. boo ko xaymaa noo koy xayma alal joo xam ne askan wi gis ñu seen bopp. ñu dee sukkandiku ci chiffres yi nga xam ne moom mooy dugg ci moom la ñuy reverser ci en tout cas keesu état yi toll ci à peu près plus de 500 milliards. waaw xam nga secteur des mines loolu lay wax dafa nekk secteur boo xam ni moom lépp la rek dafa jéggi dayoo bu lay wax lan produire danaan la ay tonnes or kenn loo xula ay grammes. bu lay wax ni ñaata la ci alal la danaa la ay nangami milliards la juróomi téeméeri milliards su naan la def nañ ci investissement danaa la ay milliards mais loolu lépp nag askan bi nga xam ni noom yàlla def na la ñuy def ci seen wet lay ne danaan la loolu noonu gisuñu ko boo ñëwee Sénégal nun la or bi wax ngeen 17 tonnes 20 tonnes or waaye ba léegi nun pour ñu jënd or dañuy dem génn réew mi loolu beneen problème la nga dem ci Kédougou nun la voilà gisuñu couleur or bi amuñu ndox amul nangam gis naa sax benn kenn kuy doon wax naan boo demee Sabodala boo leen fekkee seen dëkk bi dafa mel ni dëkku tubaab am nañ gazon am nañ fu ñuy footballé am nañ ndox waaye ñun amuñu ndox amuñu nangam. waaye xale yi amuñu fu ñuy jàngee yooyu yëpp da ngay dégg nu koy wax mais il faut nu ràññee li nga xam mooy wàllu société bi ak li wàllu nguur gi société bi li muy def mooy liggéeyu société. li nga xam ni mooy askan bi loolu ci loxoy nguur gi la nekk te nguur gi moo war a dox loolu moo tax may wax ni. mais am na responsabilité sociale. am na responsabilité sociale mais boo xoolee li nga xam ne booy chiffres yi mujj yi nga gis boo ko desee bu lay wax ay chiffre d'affaires 500 milliards de francs CFA. ay valeur ñun léegi responsabilité sociétale li ñu jot a def boo xoolee ci biir Kédougou mu ngi toll ci presque ay 3 milliards de francs CFA effectivement da naan mais am na lu xew mais fekk du loolu. ni ñu koy analyser la li am solo mooy nu jéem a fexe nun état du Sénégal moo tax ay SOMISEN am ak leneen nu jéem a fexe ba li nga xam ne mooy meññeent géey ci biir réew mi
ak alal ji lu mu mënti toll nguur gi am ci wàllu wu mat sëkk woo xam ne dina ko mën a jël investiraat ko pour population yi donc loolu mooy affaire bi maanaam jéem a fexe xoolaat responsabilité sociale entreprise. responsabilité sociale entreprise loolu taxul ab dëkk dox taxul Kédougou dox. mais bu ñu nee 3 milliards à peu près. loolu tax xam nga ni soo non Kédougou man gëw ma ni ñoom seen avenir dañ koy wékk ci ay responsabilité sociale entreprise seen avenir dañ koy wékk ci li fa nguur gi war a mën a def société la muy investir loolu responsabilité sociétale la alal la joo xam ni nguur gi moo ni convention minière yi ñuy signé bu dee yow da ngay rechercher maanaam disagoo ngay wër at bu jot di nga génne lu mu néew $50,000 ca gox ba nga xam ni fa nga nekk nga jàppale leen. bu dee société la boo xam da ngay exploiter lu mel ne ay Sabodala ay Mako ba ay phosphate de Matam ba ay neneen ak ne dañ ni di nga génne lu toll 0,5% ci sa chiffre d'affaires pour ñooña loolu la mais loolu taxul dëkk ba changer parce que c'est insuffisant doyul par rapport ak problème ya fa nekk doyul ak jafe-jafe ya ndax miin fu mu mënti nekk ci àdduna ak fu mu mënti ne toujours day fekk da doon fekk ni foofa fu naqaree jot la am ay problème santé am ay problème école problème infrastructure jafe-jafe yu bëri daf ci am sans sax mbir nekk fa donc li war mooy nu jéem a fexe nun état du Sénégal na ngay mën a fexe ba organiser wu ba li nga xam ne moom mooy exploitation bi ñu def muy sunu phosphate muy sunu or muy sunu zircon ak lu mënti doon suñ ko defee ba pare ca séddoo ba nguur gi mën ci am wàllu mat sëkk. askan wi itam gis ci boppam. ndax nguur gi bu ci amee wàllu gu mat sëkk mooy askan bi am nañ ci wàllu mat sëkk parce que du lu ñuy jël société du ko jox askan bi pour askan bi defaru mais da koy jël état bi moo koy récupérer door a investir ci li nga xam ne moom mooy bëggeelu askan bi muy ci wàllu santé muy ci wàllu éducation muy ci wàllu yoon muy ci wàllu mbay ak lu mu mënti doon donc responsabilité sociétale entreprise loolu moom li ñuy def la ca dëkk ba nekk ba ca région ba nekk pour jàppale askan bi waaye loolu kenn calculé wul ni moom doy na sëkk pour jàppale askan bi ci wàllu li nga xam ne mooy jóge ci wàllu mine yi. non mais est-ce que du orientation prioritaire bi mooy poser problème parce que itam boo jëlee par exemple même bu dul Kédougou foo xam ne itam Thiès phosphate yi ak feneen daanaka problème bi benn la da ngay gis ne askan wi gis ñu benn yoon seen bopp ci li nga xamante ne moo am te dañuy dégg ay milliards ay 7 tonnes d'or ay lingots d'or ak yu kenn xamul. loolu jëm nañ kaa changé ci code minier bi mooy li ñuy wax foo dis rek am na société la ko ëmb mooy am na mairie am na commune dañ ni dëkk boo am ku dal ba tànn sa maire ni kii mooy sunu maire lii mooy sunu commune non am nañ programme boo xam ne moom lañ waxoon nit ñi ni loolu leen defalee plan local de développement bi nga xam ni moom la maire yi taxawal ni nun lii mooy sunu mbébét te lii mooy sunu priorité société bi buy jàpp ca loolu lay jàpp mais société bi du jàppale doomu aadama damaa bëgg a tukki damaa bëgg a def nangam damaa bëgg a lii société jël xaalis lay jox loolu taxul société bi jóg te soxlay doomu aadama soxlay benn nit du soxlay askan su ñuy wax ay soxlay askan mustaanu naa ko waxtaanee ak ay société minière temps ma nekkee directeur des mines mooy da ngeen di xool li nga xam ne jafe-jafe la ci gox bi lu mel ni ñetti communes yoo xam ne dend nañu amuñu centre de santé société bi ñëw jàppale leen ngeen am benn centre de santé boo xam loolu gën a gaaw waaye ngeen ñëw di wax ku nekk naan damaa am soxla nangam loolu day nekk loo xam ne du jat askan bi duñ ko dis dama doon faral di wax naan parce que communes yi nga xam ne dañoo dend am benn jafe-jafe jarul kenn ku nekk naan damay am looy mais na ko ñëpp dajaloo nu xool société minière bi na mu leen di jàppale pour loolu mën a nekk bu dee wàllu lycée la bu dee wàllu centre de santé la bu dee ak wàllu bu mu mënti doon mu war a kaa mën a waxtaanee. est-ce que donc SOMISEN mi ngi dox ci yooyu. loolu mën naa bokk ci li nga xam ni dañ koy dox parce que dañoo dénk li nga xam ni moom mooy moomeelu askan bi kon ci li nga xam ne mu ngi koy jëm ci wàllu liggéey surtout li nga xam ne moom la ñu tuddee contenu local. nan la ñuy mën a fexe ba askan bi mën a gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy wàllu mine den ci travail xool na leen ci mën a lëkkaloo ak li nga xam ne moom mooy société minière yi na leen ci mën a lëkkaloo ak li nga xam ne moom mooy ñi yore maire yi ak askan bi jéem a fexe ba investissement yi ñuy def ci wàllu mine surtout jëmale ci askan bi mu nekk loo xam ne lu leen di amal njariñ la luy sax la te luy continuer la. mais maire yi ngeen di dugal ci biir c'est vrai que coppite gi ci référendum bu 2016 bi lañ ko dugalee ci constitution bi waaye gis nañu ñenn maire yi dañ koy profito defaale ci politique itam. waaw non xam nga boo xoolee. justificatif bi ñuy àndi pour jot xaalis bi ak li ñu koy jëfandikoo du bokk. non loolu bu amee jaaduwul déjà loolu fekkee am na jaaduwul parce que booy xool fonds yi nga xam ne moom mooy fonds pour communauté yi
loolu ay fonds d'investissement la maanaam dañ kaa war a jëmale ci fànn wi nga xam ne ñëpp a koy soxla maanaam ci wàllu école ci wàllu santé ci wàllu mbay ci wàllu jàppale jigéen ñi maa am seen affaire groupement yeeg yooyu yëpp ci loolu war a dem waaye moo tax li gën a am solo dama koy faral di wax ñi nga xam ne noo nekk société civile ak ñi nga xam ne affaire mine ñor na leen ma leen ni ñuy exiger gouvernement bi naan ni ngeen publier contrat yi ñëpp di ko gis noonu la war a exiger ñi nga xam ne ñoom nooy waa maire yi nañuy génne alal ji nga xam ne société yi noo ngi koy jox pour askan bi ñu ne alal ji fii la dugg fii la nangam ak nangam. ñu wax convention yi parce que maire yu bëri dañuy signer ay convention naan signé na ak telle société waaye lañ leen ci ginnaaw duñ ko wax. ah non dañ ko war a wax parce que tamit su dee noonu yu fi du dox li nga xam dañ koy signé dañ koy génne nañuy koy gis xam ne lii moo fi ne ñun société jàppale nañu pour tabax école jàppale nañu pour def forage jàppale nañu pour nangam ñu taf ko ca mairie ba ni kat contrat baa yi nii parce que jarul nëbbu bu dee nguuru Sénégal mooy jël ay contrat ak ay convention di koy def ci internet bi nga xam ne ñu nekkul Sénégal sax nekk bitim réew foo mënti ne ci àdduna da nga ciy jot mais dama ni fekkee da ngaa jiite ab commune société bi jàppale la ngaa war a taf këyit gi nga xam ne signé nga ak ñoom nit ñi dis xam ni alal ji nga xam ne moom la fi société bi indi lii la fii la jëm bu àpp ba jotee bu dee forage la nu dis forage la bu dee école la nu dis école ndax naa loolu mooy tax jàmm am parce que li nga xam ne noo ngi koy jëlee ci contrat yi nekkul loo xam ne luy continuer la parce que li nga xam ni mooy or bi mooy phosphate bi mooy zircon bi ak lu ma ti doon day jeex day épuisé wu donc li nga xam ne mooy valeur yi ñu ci jëlee dañ ko def ci investissement yoo xam ne dina amal njëriñ askan bi ba pare continuer. D'accord docteur Ousmane Cissé c'est vrai que xam naa ni du ressortu société des mines du Sénégal xëy na yeneen structure ñoo koy toppatoo mais est-ce que sunu ingénieurs yi nekk ci société production industrielle bi am nañu matuwaay pour natt li nga xam ne mooy production or bi. waaw xam nga déjà comme ni ko waxee léegi rek loolu mbiru ministère des mines et de la géologie am na benn direction boo xam ne mooy direction contrôle et surveillance des opérations minières SOMISEN moom du dugg ci loolu SOMISEN beneen fan lay dox waaye nag mën na cee tontu parce que jaar nañu directeur des mines et de la géologie xam nañ liggéey bi ñuy dox ingénieur ngay tam voilà donc production or bi dafa am ñaar production mooy li nga xam ne mooy société bi moom la ñuy def da nga xam ni nga ko mën a topp gëstu ko ak li nga xam ni moom la ñi nga xam ni ñoo ngi wër urus ca comme cosaan muy Kédougou loolu lu jafe la lijjanti li nga xam ni mooy production bi nga xam ni moom la ooru Sabodala di def ba or ma ko ñun ba ñuy nekk directeur des mines et de la géologie li daan faral def mooy saa yu levée amee day am ay ingénieurs yu jóge fii ànd ak waa douane escorte ñu dem suñ demee am na fi ñuy tuddee chambre d'or chambre bi code bi ñaar nit noo koy yore te ñaar ñooñu mën noo daje ci benn place maanaam tey jii kenn ku nekk da ngaa yore code kenn mënut a ubbi foofu te ñaar ñi yore code yi ñoom ñaar duñ daje ci benn place donc bu ñu ñëwee war a jël si or bi dañuy ji wooyi keneen ki kooku du ñëw ñoom ñaar du mën a daje pour ñu mën a ubbi fi nga xam ne foofu la or bi nekk sinon kenn mënu kaa ubbi. yéen yore ñaar yi yore code yi du ñu xamante. du daje ci benn place bu ñu ubbee code bi bu ñu ubbee foofu ci la ñuy door a xam lan mooy ñaata or la parce que boo xoolee production or bi du loo xam ne da ngay toog nii rek peese nii gas nii comme déedéet dafa am circuit bi muy jaar te circuit boobu c'est un circuit fermé ba fi nga xam ne foo leen koy xellee fan koy xellee nag foofu kenn mënu fàddu ko. donc Sénégalais amul benn ingénieur bu fay mën a yegg si pour xam ñooy liggéey ci usine bi sax muy tubaab ak yooyu kenn du fa dugg kooku lépp caméra la moo koy suivre di koy xool ci mën nga kaa seen nii noo ngi koy ubbi uniquement jour bi nga xam ne ci la ingénieur yi di ñëw ànd ak waa douane ñu dem foofu suñ eggee foofu nag ci lañuy def code mu ubbeeku nu peese la fa nekk moo tax sooy xool levée or yi nga xam ni Kédougou la levée bu njëkk bi loxo lañ koy bindee moo lay wan ni moo lay dañ koy peese lépp ci saa si ci lay société bi door a xam ne am na nangami kilo. mais ci peese boobu teneur bi ak li ñuy peese parce que multiplication après la ñuy def. waaw non loolu amul loolu du problème parce que am na machines yi am nañ ay sonde yoo xam ne directement dañ la naan la lii teneur bi lii la nangam argent or dala koy génne bu ko defee suñ paree loolu dañ ko yóbbu raffinerie suñ ko raffinerie ba pare nag ci ngay door a xam ne dëgg-dëgg or bi lii moo ci nekk nangam ak nangam loolu am na circuit boo xam ne ci la ñuy jaar mooy circuit officiel bi li nga xam ne mooy exploitation artisanale nag loolu moo gën a jafe parce que loolu nee naa la ay 4 tonnes d'or la maanaam ñeenti junni kilo or la nit ñi di yore. suñ koy di koy jaay suñ koy xayma muy toll ci juróom-ñetti fukki milliards ci suñ alal duñ ci fay taxe
du ci def lenn. kon loolu pertement la ci suñu économie non seulement parce que ñu ci bëri sax duñu ay Sénégalais dañuy jóge feneen ñëw exploiter. pertement bu rëy rëy la bàyyi noonu environnement bi dem seen yoon. pertement bu rëy rëy la suñu économie ci askan bi nga xam ni noo leen di dalal pertement la tamit parce que lam ñuy jur ci ay gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu environnement comme ni nga wax léegi ak ci yeneen yoo xam ni yu doy waar yi am. mais yow bi nga nekkee directeur des mines taxawal da nga fi andi woon benn initiative mooy couloir d'or yi am ay cartes yoo xam ne nit ñi dañ koy jënd nekk des gens identifiés reconnus waaye amul benn suivi buñ demee li am ci orpaillage Kédougou bi c'est un drame social. xam nga loolu commencé nañ ci liggéey donc ko liggéey ci 2013 2014 dafa doon ay cartes orpailleurs ba am na sax toll ci ñeenti junni nit yoo xam ni utal na leen ay cartes. xam ne ñii ay orpailleurs lañu maanaam ñii ci wàllu wurus la ñuy liggéey ñu xàmme leen xam fu ñu bokk boobu noo ci doon liggéey ak waa ministère de l'intérieur direction automatisation du fichier boobaak léegi waroon naa am ay yeneen mission yu ñu waroon def parce que bu ko jiitu boolu test la woon te nguur gi jël na alalam ju bëri ñu def ko ci pour jéem a xool na lañuy mën a fexe ba képp kuy liggéey ci secteur bi ñu xamee la waaye fanweeri junni nit ñi nga xam ne tey jii xayma nañ leen ñuy liggéey ci secteur orpaillage ñëpp duñu ay gaskatu wurus am na ñoo xam ni noo ngi ci wàllum njënd ak njaay ñii noo ngi ci wàllu menuisier métallique ñii noo ngi ci wàllu der ñii noo ngi ci wàllu bii wàllu wale donc dafa baax ci coordination bi nga xam ne war naa am ci kuréelu nguur gi nu fexe nag ba mën a xàmmee ràññee ñi nga xam ne dëgg liggéeyu wurus moo leen fa tax a jóg ak ñi nga xam ne leneen moo leen tax a jóg parce que sinon diggante xam nga région de Kédougou nekk na région boo xam ne seq na ñetti réew Sénégal Guinée ak Mali jafe-jafe yi am ci àdduna ak ci wàllu insécurité dafay laaj nag loolu moo am organisation. surtout loolu moo gën a sonal askan wi insécurité bi. waaw booy xool la fa xew lépp barki dem rek dégg nga la fa xew ci wàllu Sinébar lañu fa jëlee xam nga te dafa doy waar te wutum alal ak wutum wurus kenn du ko jëndee jàmm cim réew kon am na loo xam ni yaakaar naa ni ministère des mines mu ngi ci liggéey bu baax a baax jéem a xool na leen di encadré na leen di jàppale ba tey noonu li nga xam ne noo ngi ci nekk muy wàllu exploitation artisanale nu mën cee am donc njëriñ pour ñoom mais tamit mu nekk loo xam ni njëriñu askan bi la ak réew mi. waaw mais boo boolee exploitation artisanale bi ak industrielle bi li nga xamante ne moom lay daj nature bi. environnement bu Kédougou bi daanaka nekk loo xam ne menace sanitaire la nit ñi xamuñu fu ñu koy jooytuwee impact environnemental bi est-ce que itam doo leen ci xalaat. am ay obligation yoo xam ne foog mu am. non dinañ ci xalaat bu baax a baax sax te lu ñor la lu ñor ministère des mines lu ñor parce que booy xool mën naa wax sax ni problème environnement yi ñu gën a am sax jëmawul ci sociétés yi nga xam ne nguur gi jox na leen këyit convention autorisation jox leen permis ndax ñooñu. laata seen société di commencé di liggéey def na lu ñu tuddee saytu nañ environnement bi xool yan jeexital moo ci mën a am ci wàllu mine bi ak nan lañ koy mën a defaree su fekkee am na benn yàq-yàq loolu moom beneen affaire la li ci gën a garaaw ci environnement ci secteur des mines mooy ñi nga xam ni mooy ñi ñu tuddee ñiy gas wurus ci forme boo xam ni jéggi na dayoo te day yàq garab yaa ngay daanu gàncax gi ndox mi da ngay xool barki démb lu toll ci xayma yi gars yi def. mercure nga xam ne Sinébar boobu nga xam ne mercure la lu toll ci 4 tonnes mercure mu koy utiliser par année Kédougou pour raxas or bi pour mën a am or te ndox mercure boobu day dugg ci ndox mi dugg ci jën yi ba ñi nga xam ne ëllëg ci biir dañuy soxla aajowoo ndox mi ba aajowoo lay naan ko mu indi yeneen feebar ak yenn feetu changement ak modification ci doomu aadama yi li koy waral mooy orpaillage boobu ak jëfandikukaay bu bon boo xam ne noo koy def mercure kon loolu nag dafa laaj taxawaay bu mat sëkk parce que environnement bi dañ kaa war a sàmm dañ kaa war a toppatoo war noo bàyyi nit ñi ak lu nu mënti doon nekk di def loo xam ne day yàq environnement bi day yàq ndox mi day yàq gàncax bi day yàq dëkkuwaay bi boobu li gën a ëpp sax da ngay gis ay foo demee ci site orpaillage yi saa yoo tànnee téeméer nit yu ne juróom fukki ay jigéen la bëri ay nationalité xale yu ndaw yaa ngi foofu xale yoo xam tey damoon fekk nu dem ci école di jàngi baa nekk leen mais nu dugal leen ci système de production bi te nag bul xam lu ñuy def am na ay yàqu-yàqu yu bëri yoo xam ne ay am ci biir yoo xam ni nit ñi xam nañ ko xam ngeen ko ñëpp xam nañ ko loo xam ne dañ ko war a mën a jubbanti donc su lu bëri nag suñ naan ay environnement mine
dañuy jël la xew ca orpaillage ba jël la nekk ca exploitation artisanale bi tuxal ko indi ko ci mine yi mais mine yi yaakaar naa ni saytu bi ma ngi am ndax ministère yi ciy jublu bëri na mais ñun mën na saytu dëgg mooy ñi nga xam ne ñoom mooy ñi tuddee orpailleur nga xam fu leen neex la ñuy toog fu leen neex la ñuy gas fu ñu yenn duñ fa fanaan te ñoom seen i intérêt yi bopp moo leen tax a jóg te organisation dafa laaj côté boobu. waaw mais mine yi tamit dañuy déplacer léeg-léeg yenn village yi mais du am suivi dañ leen di sànni rek pour mën a récupérer site yi loolu tam. non pas sànni rek pour bañ am site yi pas sànni pour am site yi xam nga loolu ay jafe-jafe la te xam naa li ngay wax ni bu baax a baax parce que lu mel ni ñàkk firi fii la ma fekk. lu mel ni ay jogo fii la ma fekk ak yeneen fekke naa gis naa xam naa seen jafe-jafe. nguur gi xam na jafe-jafe gi xam nga li ci ëpp solo mooy xam nga bu nguur jëlee décision yi li nekk ci suuf si moo ko gënal ci jamono yu ñu toll nii leen ci kaw kooku xam nga kon ñu nekk ci kaw il faut tux te li ciy gën a métti ci tuxaay googu du question rek ay kër yi ngay yëkkati du question ay néeg yi ngay yëkkati waaye lu toll ni ay sëkk nga war leen yëkkati jafe-jafe la lu toll ni nit yoroon alalam joo xam ne ci ay maamam daan liggéey ci benn suuf daan fa bay daan ca dundee daan ca teraanga nga war ko faa jëlee jafe-jafe la parce que xaalis ba nga koy jox rek mën naa faj soxla benn bés baa ñaari fan baa ñetti fan baa benn weer mais du ko mën a fajal soxlaam fii ak ilaa yawmi diin yooyu yëpp ay jafe-jafe la te li ñuy xam nañ ko même barème yi nga xam ne dañ koy jël mu nekk barème national dañ koy génn dem xoolee ay barème national yi muy taxul soxla yee faju kon dafa laaj beneen xeetu waxtaan jéem a xool na la ni mën a fexe ba ñi nga xam ne donte gaa dinañ fa jëlee seen i kër parce que li ci biir suuf alalu ñëpp la te ñëpp a soxla su ñëpp soxla nga bàyyi sa cër mooy loolu mais waroon mën a fexe nag lijjanti ci wàllu jàppandal ci seen fànnu liggéey ak seen dëkkuwaay na lay mën a fexe jàppale leen ba ëllëg tey duñ rëccu waaw suñuy rëccu la ñuy rëccu lool du metti ci ñoom. d'accord ñu koy jeexalee rapidement ak wàllum emploi bi itam mu nekk loo xam ne itam ñu ngi koy jooytu jeunes yi ñi nga xam ne ñu ngi jàngi bu nu waxee ñu ne non amuñu qualification est-ce que loolu itam du waxi rek pour wax parce que tam bëri na fi ay étudiants bëri na tam am loo xamante ne tey Sénégal gi bëri na ay lycée yoo xam ne lycée technique la Kédougou waraloon moo ñu àndi li nga xam ne mooy lycée technique industrie minière de Kédougou waaye ñu ci bëri génn fa dem toog ci koñ yi di naan ataaya. waaw doon loolu jaaruwul génn ci koñ dem toog ci andi naan ataaya moom jaaruwul mais tamit li may faral di wax naan muy Sénégal muy beneen réew bépp réew boo xam ni sa secteur minier mooy nga seet soo seetee ba pare nga gas te soo gasee nga doo ko ci bateau mbaa nga doo ci raay mu dem doo recruter doo créer valeur parce que li tax nga mën a créer ak di recruter ay nit ñi mooy il faut nga transformer ko sur le plan local tant que amul transformation sur le plan local recrutement du am valorisation du am ñaareel ba société minière bu taxaw bu ne ma ngi recruter ca commencement ba waaye bu xasee boo recruter ba pare ci début bi fi ñuy après presque dootuñu recruter di te li ci ëpp suñuy recruter mooy li ñu tuddee mooy main d'œuvre locale ba ay techniciens yoo xam ne à un certain niveau dinañ recruter ñi nga xam ne am nañ ay diplôme mais ñi am diplôme booy xool ak par rapport ak ñoom li ñu soxla ci ay liggéey technicien moo ëpp chance ak keneen ka ko am diplôme tey jii man dama naan gis ñoo xam ni danaan nekk région de Kédougou ñëw seet si ma en tant que directeur des mines man la mooy sa diplôme nga ne ma maîtrise en anglais laa am man la maîtrise en anglais pour nga dem liggéey société minière dina métti gis naa benn kenn koo xam ni dem naa fekk naa ko ci miinu ma ko mu ñëw ni ma directeur nuyu ma man ko yaay kan mu présenté wu ni ma man bokkoon naa ci amicalu étudiant wu Kédougou man ko ah bon mun woy mun maa ngi doon def géographie mais man maay dawal camion bi léegi man ko ah bon mun woy maa koy dawal am na koo xam ne wan na ma ni ma tey jii lépp loo xam ne mooy chaîne de production foofu moo ko nekk te pourtant jàngu ko woon mais ci usine la ko jànge moo tax nguuru Sénégal dooy wax ni société yi bala ngeen a commencé comme que yéen leer na leen fii ak ñaari at ba ñetti at ci ngeen di commencé liggéey dañ commencé tànn léegi ci doomu dëkk ba ci doomu gox ba ñen noo ci am diplôme nangam ba nangam nu commencé leen a formé fii ak ñaari at nga xam ne yéen soo leen di commencé liggéey rek ñoom dinañ ko mën a matale am compétence pour mën kaa def. d'accord mooy formation adéquation emploi mi nga xam ne dafay répondre ci offre
en tout cas bi nga xamante ne mooy comme on le dit demande bi ak offre bi mu xaw a am au moins cohérence loo xam ne da ngay formé wu ci école bi fekk da nga koy gaaw am boo génnee ci école bi ñu ngi lay jaajëfal docteur Ousmane Cissé ci déplacement bi. maa ngi lay sant bu baax di lay gërëm et puis di rafetlu tamit invitation bi merci beaucoup. ñu ngi lay jaajëfal docteur Ousmane Cissé nekk directeur général de la Société des mines du Sénégal nekk ingénieur géologue de formation nekk itam docteur en droit minier ñu amoon plaisir di ko dalal ci plateau l'invité de la mi-journée waxtaanee lu soxal li nga xam ne moom mooy jóge ci sunu suuf rawatina or bi ak li ni mel ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen programme Walf TV di leen dig daje ëllëg ci yeneen jotaay.